أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. mbokk yi seetaan seen télévision Mourchid TV ci àdduna yëpp asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. waaleykum salaam wa rahmatullah. ñu ngi sant yàlla sunu boroom subhanahu wa taala sant ko ci xéewal yu bari yi nga xamee ne defal nañu ko waaye itam sant ko ci may gi mu ñu may ñu jeexal at ba dugaat ci meneen at bu bees nji ko ñaan ci mbaaxam yàlla na defal ñu at mi muy atum tawfiix di atum naataange di atum ubbeeku di atum faju aajo waaye itam di atu mucc ci lépp loo xamee ne safaan la rawatina yi fi nekk ñu koy tuddee ay feebar di leen nuyu yéen ñi nga xamee ne yëpp yéenay safoo di seetaan seen télévision Mourchid TV di leen ndokkale ci at bu bees bi di ci ñaanal ñëpp jàmm di sant di julli ci Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di nuyu nag mbooleem koo xam ne ñu ngi bokk ak yow réew mi tàmbalee ko ci kilifa diine yi kilifa aada yi ak mbooleem ñi ñu ko bokkal ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm. mbokk yi ñoo leen joxoon rendez-vous fii ci seen télévision Mourchid TV ci ne seen émission bi ngeen miinoon ñu daan ko ànd ak yéen ñu tuddee woon ko pencum diine daan ci ànd ak i boroomi xam-xam di càmbar ak di jàngat lépp loo xamee ne nii dafa dellu ci dundu penc mi ak wàll wu mën a doon di fexe di ko dëppale ak li nga xamee ne mooy li rote ci sunu njàngale diine bi ñu am te yàlla jaarale ko ci sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu waxoon leen ne inchaa allahu ci at bu bees bi ñuy tàmbali fas yéene nañu tàmbaliwaat ko ak yéen ci beneen xar kanam xool leen ne inchaa allahu day gën a am solo rek ndax Mourchid TV loolu ngeen xam ci moom ñu waxoon ne inchaa allahu fas yéene nañu di ci ànd ak bi yoon ak sunu mbokk sunu oustaz ngeen miin ko xam ko di oustaz Khalifa Ababacar Kane kenn du leen ko présenté incha allahu dinañ ko jox kàddu mu nuyoo léegi ko leen miin ci kër gi la miin ko itam ci émission bu am solo bi nga xam ne daan na ko taxawee di ci feeñal lépp lu dellu ci dundinu daara te ñëpp xam nañ ne daara mooy li nga xamee ne mooy sunu cosaan ñun ñëpp moom la ñu incha allah fas yéene di àndal ci émission bi waaye itam niñ leen ko waxee woon dañu fas yéene itam émission bi di ci feeñal anam yu bari moo tax niñ leen ko waxee woon dina am ay rubrique émission bu jot incha allahu dinañ ci génne ñetti rubrique bu njëkk bi mu dellu ci daara ci boppam incha allahu dinañ ci ñëw ak sunu mbokk oustaz Al Khalifa rubrique ñaareel bi nekk rubrique bu ñuy tuddee xew-xew maanaam daal li ñuy seetlu ci penc mi ci ay xew-xew yuy am ñu ciy seetlu di ci gis yoo xamee ne xëj na lu yàq la moo xam day yàq dellu ci nit ki wala muy yàq ci penc ci penc mi ñu teg ci baaraam woo boroom xam-xam bu xam-xamam màcc ci wàll woowu ñu mu wax ñu sababu loolu ak itam loolu li mu mën a jural nit ñi ci ay yàqu-yàqu waaye itam naka la ñuy def ba mucc ci kon boobu rubrique mooy doon rubrique ku xew-xew dina am it rubrique bu ñuy tuddee settantal nag niñ leen ko waxee woon mooy jamono bu jot ñu ngi dégg boroom xam-xam yi moo xam nag xam-xam la ci wàllu diine wala ci wàllu xam-xamu àdduna ñuy joxe ay njàngale ay orientation yooyu tamit buñ ci dégg rek incha allahu bu ci xew rek dinañ ci taxaw settantal ko du ci baaraam woo ci boroom xam-xam moom itam mu gindi ñu gën ñoo leeralal
naka la ñu mën a déggee kàddu yooyu ñu dégg mu bàyyeekoo ci kilifa moo xam bu diine la wala bu àdduna ak itam naka lañ ko war a mën a jariñoo ci sunu dundu penc su ko defee mbokk yi noonu incha allahu la ñu fas yéenee di ànd ak yéen ci émission bi tey nag la ñuy def sunu émission bu njëkk ni ma ko waxee léegi di ci ziyaara ñëpp nag di ñaan yàlla ñëpp bokk ci rek incha allahu ñu ànd ko tàmbalee ko ci bismillahi rahmaani rahim yàlla defal ñu ci tawfiix bu yaatoo yaatu ci barke Seyduna Muhammad kon Oustaz Khalifa dama lay bàyyee kàddu gi nga nuyoo ak mbokk yi ñuy seetaan bala ñuy ñëw tey ci sunu njàlbeenu émission bismillah. bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu taala ala sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain mbokk yi ñu ngi delluwaat di nuyu ñëpp di bëgg itam ci jàkkaarloog waa àddina bi lu ñu ko sunu borom sédd ci lu ñu mën a séddoo ak ñoom ci njariñ ñu def ko sunu kem kàttan booba la ko des nag moom di kattanu sunu borom ak yaatuwaayu yërmandeem loola mën nañu yóbbaale ca li nga xam ne mooy yéene yi waa kër gi borom kër gi ak képp koo xam ne sopp nga dara sopp nga lu baax yàlla defal ñu ci tawfiq amiin yaa rabbal aalamiin alxaaj Njaga barakallah oustaz ñu ngi am mbégte lool wax dëgg yàlla ci di ànd ak yow ci émission wax dëgg yàlla ndax xam nañu ni ma ko waxee léegi sa taxawaay ak sa yitte ci wàllu daara xam naa ni ma ko waxee léegi mbokk yi su ma waxee ne sunu rubrique bu njëkk dañ ko jëmale ci wàllu daara fa seeni ci ànd ak moom mii nga xam ne ku ko xam rek xam nga ne yëngu yëpp ci wàllu daara la te bu ñu tuddee daara rek mooy li nga xamee ni ma ko waxee léegi mooy cosaanu jullit ndax li ñu miin ñun ñëpp mooy sunu ay waajur yi ak sunu maam yi li ñu xam mooy ku si mosaana am njaboot rek su gimmee xàmmee rek la ngay jëkk a def mooy yóbbu ko daara ngir lan am nga looy dabu ji ndax mu bañ a rëcc loolu incha allah moom dinañu si gën a joxe ay leeral kon buñ nee nañu ko ubbee woo ko ci moom fas yéene ci ànd ak moom dañ naan rek jox nañu fas wi ki nga xamee ne moo ko war a war oustaz bu ma doon ñëw ak yow ci laaj bu njëkk ci wàllu daara li ma lay jëkk a laaj mooy cosaanu daara lan mooy cosaanu daara. baarakallah al imam Njaga cosaanu daara léeg-léeg nga dajeek ko koy laaj wala ñu koy xalaat tontu ba gënoon a gàtt moo doon ñuy wax naan daara dafa ñu ànd ak cosaanal diine islam iqara ji moo tax bu fekkee daara dafa am ay façon njàngale am ay yoon mu am li tàmbalee kaw jëm suuf door a am li tas koñ ak koñ ngeen di ko wax amudi ak ufuqi sallallahu alayhi wa sallam kon ka ca kaw fa la daaraam cosaanoo mooy subhanahu wa taala ndax iqra bismi rabbika alladi xalaq sosal daara la ko maam Cheikh tekkee kon nag ki nga xam ne moo sos lu daara te def ca loxoom ba daara mën a nekk daara kookaay sunu borom tabaraka wa taala bu ñëwee nag ci nit mi nga xam ne mooy jëfandikoo daara kooku ki nga xëye mooy imaamul mursalin di sangu bindeef yi di jàngale katu borom xam-xam yi sallallahu alayhi wa sallam kooku mooy cosaanal daara cosaan la nag day mel ni ab sonjaan maanaam fu kenn mus la bay ñu lañ fa bay tey moo tax ci makkatul mukarram daara amoon na waaye yaatuwul woon li tax yaatuwul woon diine moomagul pénc mi
daa mel ni daa ñëw di gan daara ñëw di gan te gan suba nag mooy dalal gu ngoon moo tax sallallahu alayhi wa sallam moo dalal alquran ci boppam bi ñuy wàcc makkatul mukarram amit nag ñu ma ko won ñu jànge ca amoon na yitte bu toll ni fexe ba fa mu nekk am fa ku jàng daaraam sax booba yëmul ci alxuraan kese waaye doon na jàngalu yeneen làkk yi nga xam ne réew yi lañ koy làkk te mu war a communiquer ak ñoom ndax kilifa la waaw mu jël ko mel ni mu aaj na wa kaay nga dem ca ma xaw xis ruum na nga xam seen làkk Faris na nga xam seen làkk mu ne ko ba ma ci joxee ndigal léegi ma andi li fii làkk yëpp dama koy comprendre sama dënn wax na dëgg 15 jours la def mokkal moom Muaz ibn Jabal waaw 15 jours la def mokkal est-ce que ba ma mokkalee nag mooy dañ ko doon jàngaloo ay langue mën na leen léegi bu lettre ñëwee mooy bind mooy tontu sallallahu alayhi wa sallam nag nekk ci xaal boobu alxuraan yi nga wàcc saxaaba yaa ngi koy jël ci façon bi ñu mane rek waaye de façon nag bi mu ko santaanee ndax ñu néew la naan kaay leen ngeen bind wax yu waaye ñoo ko bind nag dañuy dem jàngal ñeneen benn ñaareel ba itam mbind bareegul woon noona waaye nag daanañu bind lu mu néew bi wax yu di ñëw di indi alxuraan fekk na saxaaba yi lu mu néew na juróom-ñett ba juróom-ñeent mën nañoo bind kooku laaj foo jàng bind da ngay wax ba ci ay maam est-ce que loolu nag kon mën na noo jàpp ni cosaan li foofu la tàmbalee gis nga bi mu ñëwee Madina usaara Badar yi mu ni kenn koo ci xëy mën ngaa jàng mbaa nga mën a bind dénk naa la fukki gone bu ñu mënee liir mu leer naññi ñu mën a bind mu leer naññi yow gore nga xam nga mbir la xasu na foofu mooy daara juy tinki nit di goreel jàmm macha allah Oustaz bu ma la déggee ci li nga jotagul feeñal ci tontu question bu njëkk bi mooy d'abord wane nga ne cosaanu daara mën nañu jàpp ne ci sunu borom la cosaanoo te mooy baat bi mu njëkk a wax Seydunaa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy iqra kon dafa mel ni kon daara bu ñu ko tuddee rek mooy sos nañ mooy tàmbali ak njàng comme ni nga ko waxee it yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom it ñëw it gën a feddali loolu wax nga ko léegi ci moom it sos daara parce que ni nga ko waxee ci misaal yi nga si jot a joxe ci dajale saxaaba yi ñuy jàng ak di bind def naa loolu it day wane moom it tànk jéego yi mu def moom it ci sos daara kon daal oustaz daara cosaanam kon mën nañu jàpp ne tàmbaleewul ci fi ñu foog mais mu nga tàmbalee ci sunu borom subhanahu wa taala mais bu ñu ko tuddee nag oustaz surtout lii gën a tax ñuy wax daara mooy ñun li ñu miin ci sunu penc yi surtout foofu ci sunu penc yi nii lan nga ñu mën a jox ci kayfiya maanaam ci ban anam la ñuy sosee daara yi tabaarakallah xam nga ñaar rek lañ mën a xool ci suñuy daaree réew yi ñu tudde jaaree cosaan booboo tam dañ ko dul seetlu bu baax waaye ba tey loolu ngi am kenn nit kuy jàng ñu kaay jàng bi sàngam wala nañ dem jàngali ko xam nga sallallahu alayhi wa sallam toog na ba yàgg rek mu gis ne affaire bi war naa dox moo ko ñu wax Saad ibnul Aas ne ko tee ngaa ñëw di jàngal nit ñi booba ñëw nañu Medina bees njàng ak mbind mu ne ko ayca waaye nag li nga xam ne yow moom nga may jàngaloo ak dama ko binduloo ku ñëw te fekk na booba mën naa koo jàngal ma boole ko ci
mu ne ko loolu moom d'accord naa ci fexe la kaddu yàlla gi ki mën a jàng na ko jàng ki mën a bind na ko bind benn ñaareel ba ibnu Saalaba nee na ibnu Asakir mooy nekk li nee na ibnu Saalaba nee na man de damaa toog ba yàgg ma bëgg a jàng gis naa ñu baax ñëpp di jàng ma ñëw ko sallallahu alayhi wa sallam ne ko yaa rasulallah nee na ma labbayka ne ko damaa bëgg a jàng te bëgg nga wutal ma ko mën a jàngal ndax li nga am ci ay programme toog di jàngal kenn nit dong defe naa du mën a nekk soo su ne ko dinaa la booleeg ku rafet am njàng ku rafet mbind dana la jàngal dana la yar xoola mu kàllaf nga ne ko dañ la jàngal dañ la yar kon daaraa ngi yar waaye yar bi tàmbaliwul ca gone yu tuuti yi ñëpp la yar ba sax du pare ni quoi man de la ma bëggoon am naa ko ndax booba xam nga saxaabi bi ñu wax Abu Ubayda Amir ibnul Jarraax moom la ko booleeloon waaye nag ñu jógee marxala Makka di dem Madina li jot a wàcc ci alxuraan ñi nga ànd ak moom ñu koy jàng nga koy jàng gis nga saxaaba yi boobu buñ ñëwee jël darsu sallallahu alayhi wa sallam ndax moom bu wax yu ñëw rek muy woote leen ñëw leen ngeen tuxal li ma sama borom wax bi ñuy bind loolu nag pour jàngal ko ñeneen ñi nga xam ne ñoo leen fi suuf ci xam-xam amatul ku yor daara ji ku dul sallallahu alayhi wa sallam dañ daan nekk Madina jàkka gi di riir lu tax saxaabi bi nag wane nga ne am nga loo jàng tey sallallahu alayhi wa sallam te bëgg nga bala ngaa fanaan ci laal mu mokk maanaam ku nekk daal day jàng day tari li muy jàng day tari li muy jàng xataa yasma'u naas min al masjid dajja sallallahu alayhi wa sallam ñëw benn bis nag ni gaa yi nee nañ dafa xaw a xumb est-ce que du ngeen ko wala tajhar bi zaalika bi salaatika wala tuxaafit biha wabtaghi bayna zaalika sabiila mu seet saxaabi boo xam ni dënn ba yaatu na ku mën a jàng la njàngum alxuraan waaye mees naa wax ak moom ñii ne Seydina Omar a nekk nii Seydina Aboubacar nekk nii mu ne Omar a waaj ñeel Aboubacar yokkal tuuti mu normal ñépp di jàng waaye taxagul nag waxoon naa ko sànq taxagul moom mu tax leen ndigal ci nii ngeen koy defee waaye gis nga Seydina Zayd ibn Thabit ak Seydina Ali ibn Abi Talib ñoo mbooloo yi ñu àndaloon ñoo daje woon ñoom fu wax yu wàccee soriwul ñun sallallahu alayhi wasallam ñu jot buñ jotee daal di bind ña mën a bind ñi mën a bind di takkaraar ba yàlla dogal ñoom itam la ñu bëggoon ca jataay booba ñu am ko moo tax am na ci benn xale bi ñuy wax Zayd moom wax léegi lu ñu tudd ci alxuraan boole ko ca ndax ba muy ndaw la commencé te gudd na aw fan lu fi alxuraan defaat diggante bi ba keroog saxaaba yi di jeex moom fekkee na loolu bokk na ca ñoom fekk nañu sax li al ardul axir xam nga alxuraan dafa am ay mbir am na ci loo xam ni njàng la moo xam ne jaar na yoon am na ci njàng moo xam ne mu ngi nangu la am na ci njàng moo xam ne kenn du ko jullee ndax na ko wuñu ko saas waaw jërëjëf xam naa damay bañ sunu temps lekku ci foofu xam naa du ñàkk ci ñu amaat yeneen occasion nga ñëw wax nga ñu ndil ñu kayfiyaat yooyu ci wàllu njàng mi mais déjà feeñal nga rek ci wane ne ci ni ñu sosee daara yi tàmbalee comme ni nga ko waxee ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom joxe na si misaal wax nga itam na mu si doon encadré nit ñi ak itam kayfiya yi ñu ci daan jàngi mais est-ce que oustaz toujours kayfiyaat yooyu est-ce que mooy wéy ci sunu daara yi fii sunu réew yi ci njàngin bi macha allah loo gën a jege ahadu sahaaba yi ca kaw nga gën a jege ak méthode boobu loo gën a sori di gën a sori ak méthode boobu xam nga biñ ñëwee bi gi Sayyidina Umar ibn Xattaab
alxuraan dajaloo na booba sallallahu alayhi wa sallam laata mu fi jóge alxuraan nekk na benn jal boo xam ni angaar boo xam ne lépp alxuraan a nga ca mu des nag ñor ko nosewaat loolu mooy aljamu thani ñaareelu boole gu ñuy boole alxuraan waaye bañ ca ñëwee itam ba muy yokk donga yi di yokk sëñ daara yi di yokk sallallahu alayhi wa sallam jóge na fi Seydina Aboubacar mi ngi fi Seydina Omar nag amoon benn politique boo xam ni njàngalem alxuraan ak njàngalem diine ak islaahaat yu bare def na ko ci islam bi xam nga moo fi andi na njàngalem mii def nii moo jëkk a boole ay xale ak ko sëriñ ne ko sëriñ mi laa ko jàngalal ñii ci Seydina Omar ba ñu koy def nag li ci am mooy booba njàng mi dafa xawoon a taxaloo maanaam bu ñu xëyee dañuy jàng rek ku sonn dem nopp la yitikaat jàngaat amul istiraaxa amul pause amul récréation ñu dem ca ba mujj Seydina Omar woo ki mu dénkoon donga yi xam nga moom itam comme da ko koo dénk bu amee lu muy seet comme problème day demaat ni ko am naa problème sàngam de waaye da ko ni problème salaire mun doo ko am ndax man maa lay fay ci bët mal muslimin alal ji ñëpp ko bokk trésor bi public la yow boo jàngalee xale yii ma la jox weer wu dee may amee sa salaire ba kenn ngay noppee jàngale kenn ku ñëw itam tey jàngale loo ko war maa koy joxe kon nag ñoom dañuy jàngkat ay mag jëmul lañu kon am nañu seen njël seen kër yalwaani wuñu dañuy liggéey daal ñu leen di fay li nga xam ne nag moom lay raamaat tuuti bu ñu gis Seydina Omar mooy li ñu wax sànq ni dafa doon continuer bu ñuy jàng ba yàgg nag bés ñu ñëw ni ko góor gi mbir mi xaw naa metti ndax moom itam doon na bàyyi ak rigueur bi mu am yëpp doon na bàyyi ñu muy liggéeyal ñu koy liggéeyal muy bàyyante ñoom xel di wekkenti kàddu naka seen mbir mu ni xaw naa metti mi ko lu tax mi ko dul noppalu bu fajaree dañuy jàng ba ngeen demee soo loolu ko man mu ne pexe am na ci mu ne ko nan la mu ne ko bi may jëkk a wax mooy ñaari affaire jàngalekat boo gis am na ñaari élève ñu am xel lool ak ñu yem comme mel ni man mu ne ko uktub booy liggéey booy jàngale lil balidi wa laqin alkayisa ñi nga xam ne seen xel nee ko dee leen bindal cosaanu bind ke la alwaja foofu la tàmbalee ñi seen xel neex nag da nga leen di sa rek benn ñu dem bu leen dictee ñaar ñett dañuy mokkal am na mu ne ko booleel ñaar yëpp kon lan moom la ndiroo ak suñuy daara nun ñoom dañuy bind ñii dañ njàng mu gumba baaxul am na ñoo xam ne njàng mu gumba mën nañ ca wàccu kaamil laa la wax dëgg la ba mu defee noonu nag ba pare nag loolu la ko jëkk a jël comme lu mu koy sant leel bindal ñi xamul nga bindal leen ci àlluwa ji ñi xam nga leen di sax ñu gaaw a mokkal kon foofu oustaz da ngay wane da nga ciy wane ne kon ni fi njàng mi di doxee ci biir daara ji ci Seydina Omar la commencé moo ko organisé woon noonu wax nga léegi ne ci la moo jëkk a boole ay ndongo ak ab sëriñ mu leen di jàngal système bi ñuy jàngalee itam wax nga léegi ci ni nga wane moom moo ko wan ne ko deel doxalee nii ñi nga xamee ne seen xel neexul day leen bindal mais ñi nga xamee ne itam xëy na seen xel neex na nga leen di sax kon loolu tamit oustaz dafay wane ne nekkate organiser daara ji ba nga xamee ne nii ñi fa nekk ku si nekk na nga tolloo dinañ la jàngale noonu day nekk farata parce que Seydina Omar loolu la jàngale woon leneen li nag xaw nga ko touché waale sax mooy li nga wax ne dañu dem ba ñu doon jàngale dem ba mujj dañu doon xaw a sonn tudd nga fayoor bi Seydina Omar ne moo ko warlu woon kon foofu tamit defe naa day wane ne kon amul lu ñuy war a comme tu nu xewee tey lu ñuy duutee baaraam kiy jàngale daara
mu ne ku ma jox sa doom ma la koy jàngalal nag su weer deewee wala bu semaine bi jeexee di nga ma jox nangam kon defe naa am na cëslaay parce que ñëkkalee Seydina Omar moo ko doon fay ci baytul maal mais comme fii nag amul loolu kon foog oustaz bi wala ndongo sëriñu daara bi moom mooy tëral luy tax moom it ni nga ko waxee mu mën a am lu mu fajee soxlaam kon am loolu am na teguwaay kon bi ci des mooy ci wàllu njàngin wi ni nga ko waxee mais foofu oustaz ci bi ñu tuddee nag ne dañuy sonn te ni ñu miin fii suñu daara yi bés ñaari bés yu ñu tànn di ko noppalu ko dama lay bàyyi nga wax ma bés yooyu ak lu sababu lu tax ñu jàmm ñaari bés yooyu. macha allah al imam yal na yàlla fay la yiw. amiin ñu bokk incha allah. xam nga Amir ibn Abdullah al-Khuzaa'i moom la Seydina Omar dénk daara ji mu ànd ak ñi mu àndal. ne ko mbir mi xaw naa metti mu ne pexe da am na ci. bu ngeen xëyatee julli suba ba pare jël leen àlluwa yi di jàng ba li naan yooyu yor bu góor jàng ba 10 heures ngeen noppalu bu tisbaaree ba ngeen julli ba pare ngeen tàmbaliwaat ba tàkkusaani suuf ngeen noppalu ki nga xam ne nag moo soxla boppam ci jàng guddi wala benn heure day koy nafarte àlluwaam toll ci mënul koo sori lu bari mais li principe bi ki dars bi mooy bu ñu xëyee jàng ba 10 heures 11 heures ñu noppalu ba tisbaar ñu jàngaat ba 18 heures 17 heures 30 ñu takkusaan ba pare ñu wàcc na la doon tëralee moom bés yi bu ko defee nag laajaale nga ci biir beneen laaj nga xam ni dañ naan yan bis la ñuy doon def seen noppalu weekend muy doon alxames ak àjjuma alxames ak àjjuma daaree Seydina Omar ji boo fa demee doo fekk kenn kuy jàng mais foofu oustaz dafa am xikma bu ko sabab wala dañ tànn bés yu dafa tombé rek ñu tànn bés yu macha allah li xikmatin baaliga muhimma jiddan xam nga Seydina Omar dafa nekkoon ci xilaafa gi doon ubbi ji Cham weer la fa def gis nga Cham ak histoire ni mu dëgëre digganteeg seen ñu gëm ñu yàlla te nekkoon Madina waaye ci gàttal ba nga xamee ne Omar mi ngi ubbi Cham dafa dem am fa 1 mois te min ci moom ci loolu ñu namm ko nag ñu namm ko góor jigéen mag ndaw comme téléphone amul lettre gaawul ñu ne est-ce que sunu amir bi nekk na di dund sax ndax ci réewum xare la dem ba ndaw ñëwee Seydina Omar yónni ko won leen ni danaa ñëw ci jamono sàngam bu soobee yàlla bañ jotee xabaar ba dafa dee alxames ci ngoon àllarba ci ngoon àllarba ci ngoon comme ñu wàccee tàkkusaan jàngatuñu ñu for yoonu Saam bi lii dañ koy gàttandu ji xëy alxames necca jànguñu ña kee teertu ba bi sang bi accès ne yow ñoom saafanteeg ñoom leen yendu leen ñu yendu ñu defar leen seeni kii ñu fanaan leen ñu fanaan alxames jeex ajjuma ñu daal di xëy ajjuma bañ ñëwee Madina fekk na mu ne sama gars yi sonn ngeen de yéen de ndox sax fi ne doyu leen ko yow butul leen ngeen lekk nangam waaye dalu leen nag bu kenn jàngi may naa leen bés bi ba mu ca paree ba nuyoo waa dëkk bi ba saafante ñoom teral ñoom ba ni leen sama gars yi kat bis naka tey jii may nañ leen alxames ak àjjuma bu ñu ko jàngati macha allah kon oustaz daal li xikmatin waaw baalixa moom loolu moo indi woon ñàkk jàng alxames ak àjjuma yi kon defe naa itam bu ko daaree yi royee it du lu tegu ci aada kese nii rek macha allah oustaz gis nga foofu moo doon sunu dernière question moo yem mook sunu fanweeri minute yi ñu amoon ci sunu rubrique daara di jeex yaakaar naa ne wax dëgg yàlla ñun ñëpp am nañu dégg bu baax a baax ci cosaanu daara
am na ñu déggee ci nan la ñu sosee daara ak itam njàng mi nan la fa daan doxee ak itam bés yi ñu tànn di ko noppalu ko lan mooy sabab bi muy alxames ak ajjuma oustaz macha allahu jazakumullahu xayran kon xam naa nga wax ci baat bu gàtt rek ñu wax mbokk yi nag ne gannaaw sunu rubrique bi nag ñu ngi dugal sunu rubrique bi ñu tuddoon muy rubrique gu xew-xew incha allahu ci la ñuy ñëw ci kanam tuuti barakallah xanaa di sant yàlla bu baax rek ndax Seydina Omar sa booleeg ñaan dañuy sunu sii ma teg ku ci jaar yàlla na yàlla barakal sam njàng macha allah kon bu ko defee itam daara yi nekk nii ci mag ñi loolu la ñuy def toujours ñoom itam dañ leen bàttandikuloo alxames ak àjjuma ba tax na tabaarakallaahu yàlla na yàlla barkeelal nu jàngalekat yi jàngkat yi amiin yaa rabbal aalamiin li barkeel daara ju mag jaa ngi nii di incha allah yàlla na ko yàlla barkeel moom amiin yaa rabbal aalamiin ñu ngi nii kilifa yëpp ju ñu njaboot yëpp alhamdulilah yàlla na yàlla def fi tawfiq incha allah oustaz da ngay des ak ñun bu ko defee mbokk yi ni ñu ko waxee woon ñu dugg ci sunu deuxième rubrique tuddee ko xew-xew dama bëggoon nag bala ñuy ñëw ci liñ ci bëgg a waxtaane tey ak mbokk mi ñu ciy dalal ñu àndandoo ak yéen xool lii nga xamee ne mooy image yi buñ ko defee buñ si paree ñu ñëw ci sunu plateau waxtaane ko incha allah.
mbokk yi kon nag ñoo ko bokk gisandoo ñun ñëpp seetaan nañu éléments yi waaye bala ñuy ñëw ci jàngat bi damay dugal sunu mbokk mi ma ko waxee woon ci njalbeen ki ñu si war a àndal di boroom xam-xam di docteur Mansour Ndiaye ma jox ko kàddu gi mu nuyoo ak mbokk yi ñuy seetaan docteur ñu door a ñëw ci sunu tomb bi ñuy war a waxtaane incha allah jërëjëf ay bismillah. asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullah. mbokk yi ñuy seetaan yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di baalu àq di baal àq di rafetlu invitation bi. di nuyoo oustaz Ndiaga ak oustaz Khalifa. di rafetlu waxtaan bi ak émission bi. macha allah docteur kon nag defe naa seetaan nga yow itam élément bi ñu jàllale léegi docteur bu ñu seetee ci wàllu sunu xew-xew. dafa mel ni ci élément bi ñu seetaan dañu seetlu loo xamee ne lu doy waar la ci sunu penc tey seetaan nañu lu ñu war a mën a tuddee ay violence xam na baatu violence boo ñëwee yow nga tekkil ñu ko ci wolof nuñ ko mën a déggee ndax gis nañu ci élément bi ay xew-xew yu amoon yii dellu ci wàllu sport léeg-léeg sax mu dellu ci wàllu politique ndax man Tëngéej laa dëkk fan yële passé rek benn match de football bu amoon ca stade ba dëkk bi yëpp dégg nañu la ca xew ci ay xeetu gaañante ba am sax ku fa jot a ñàkk bakkanam noonu mu amee foofu noonu lay amee ci yeneen stade yi noonu lañ koy seetloo bu làmb amee te yooyu yëpp dafa njëkkoon pour lan nit ñi dajaloo mën a fo kafree ak kenn ku nekk la la intéressé nga seetaan ko ci wàllu politique bi it noonu lay demee te bu fekkee ne noonu penc mi dafay dund ci noonu gis nañ ne loolu wax dëgg yàlla li naan saafara bu jur jàngoro dafay mujj ñëw maanaam li taxoon ñu di ko def est-ce que jarati na ko loolu yëpp nag tax docteur tey ñu bëggoon jàngat loolu laaj bu njëkk bi docteur ci ma lay laaj ci wàllu woowu mooy lan nga mën a wax ne mooy li sabab tey violence bi ni mu baree tey ci dëkk bi. waaw jërëjëf xam naa laaj bu am solo la mais du yomb pour tontu ko. mais gis nañu ne violence. fu muy am dafay mel ni société bi moo feebar. parce que société comme nit la. day dox. société bi nag bi ñu nekk dafa nekk société en mutation. mutation moom mooy da ngay jóge benn étape di dem beneen étape. ñun dafa am loo xam ne baaxoon nañ ko mooy suñu maam. lim ñu bàyyi li ñu baaxoon moom la ñuy wax l'Afrique traditionnelle. suñu tradition yooyu mu am ay réalité réalité yooyu boo ko demee ba dund ko da ngay dem ba day nekkax yow nga xam ne société bi day stable bu amee stabilité nag bu amee leneen lu ñëw dugg si rek commencé ko indi société bi day nekk en mutation di changer société boobu buy changer nag gis nañu influence occidentale dafa ñëw bi mu duggee société bi nag dafa am yu bëri daf ko indi si biir société bi donc ñun lii maam bàyyi woon ak li ñu xamoon mu commencé relégué wu au second plan loolu di commencé ñëw ñaar ñooñu fu ñu dajee choc boobu moom mooy indi yenn instabilité moom mooy indi yu bëri ci violence bi te violence bi bu ñu ko xoolee à tous les niveaux la day nekk au niveau macro mooy ci kaw entre état ak ñi muy jëflanteel gis nañ fa violence au niveau méso mooy ci digg bi mooy entre les populations comme ni nga ko waxee day amaale violence au niveau micro muy ci biir njaboot bi ak ci biir famille bi ci biir kër gi tamit dafa amaal violence ñetti violence yooyu parce que référence yi ñuy am mooy bëri te duñ xam ban moo ci am choc boobu nag moom mooy gën a yëkkati la notion de violence. mais foofu docteur comme ni nga waxee dafa mel ni ci sabab ci lii indi violence bi dafa mel da nga wane ne bokk na ci mooy dañu xaw a mel ni ku coupé ak sunu source su ma ko mënee déggee noonu te mooy li nga wane wax ne mu ngi tàmbalee ci kaw te mooy ni nga ko expliqué mënu ma ko expliqué noonu mais wane nga ne daal ne bu ñu waxee violence bi ni mu baree léegi nii dafa mel ni bokk na ci sabab bi kon mooy dafa am lu ñu perdre. waaw xam nga lan moo tax ma wax ko par exemple bu ñu daan indi ci famille. ci njaboot. waaw dañ daan wax yar donte le mot sax dina indi le mot violence parce que bu dee arabe moom tarbiya lay wax. tarbiya bu dee da ngay jàngal nit taalim
bu dee da nga koy indil pour mu am savoir être nan lay def da ngay indi tarbiya bu dee da nga bëgg dafa ruuxam tarqiya la ñuy wax mais ñun bu ñu ñëwee dañ na yar yaa l'idée de defar yaa l'idée de bâton tamit déjà yar ñëw na fi alors que pour yaraate t'es pas obligé indi yar parce que boo ko jàngalee yar rek da nga koy commencer jàngal violence parce que ñun suñu société bi nu mu tollale woon dañ naan wax étape bu nekk am na loo fa waroon indi boo ko fa indiwul rek da ngay indi violence étape bu njëkk bi moom mooy kii gune la mooy bu juddoo ba muy am 2 mois ba 2 ans gune lay ne gune mooy ñu ne ku ne moom mooy en fait elle devient un parasite biologique de sa mère mën na nekk lu baax mën na nekk lu bon donc moom kenn moo am mooy yaayam moo tax bu ñu nee nag dañ la notion de feral ba 2 ans bu ñu lay feral dañ lay wax da ngay jógee société verticale yow ak sa yaay ñëw si société horizontale commencé am ay moroom foofu nag ngay nekkee xale nag moom mooy koo xam ne léegi cerveau mu ngi commencé développer nga commencé ko war a xelal donc yar bi nga ko fi war a def si xel la war a gën a indi waru dul teglu si violence donc moo tax mag ñi foofu si xel bi la ñuy gën a appesantir ba mu amee 4 ans 6 ans ñu ne da ngay dem dugg néegu góor boo commencé déggu góor nag booy génn nag sa bàyyi woo la ne la yëgal na nag yow léegi sama nawle nga lu ma def mën nga fa dem fu ma doon dem yow mën nga fa dem moo tax ñu tuddee ko ndaw tubaab yëpp enfant lay wax mais ñun suñu société traditionnelle dafa am nu ñu doon defaree si loolu mais bu ñu demee ba instant boobu société occidentale bu ñëwee nga xam ne valeurs yooyu yëpp dañ ko bàyyi comme ni ñu diggee léegi si daara dafa daan am benn rôle stabilité moo tax mag ñi daan nañ ko wax lu tax ñu la daan jàngal baasin mimara daan nga jàng baasin mimara pour xam mais dañ naa baa buñ la ko jàngaloo di nga bàyyi lépp baa xale boo jàngal baa boo na ko bàyyil mu bàyyi xale boo jàngal siin doo ko sikk parce que jàngalu nga ko siin au delà de siin bi nga koy jàngal yaa ngi koy wax ne kenn warul a sikk au delà de mimara di nga ko defar ba nga xam ne yow luñ ko wax doo ko mën a miimal dara ku ko jàngalu baasin mimara c'était étymologiquement ñoom fan lañ doon kiiwee mooy tàggat nañ la ba nga xam ne wóor na la yow fi nga nekk donc yow amul woon benn choc mais léegi tubaab bi mu ñëwee ñoom dafa am beneen façon boo xam ne ñoom la ñuy jàngal parce que ñun suñu société c'était des sociétés êtres mooy boo juddoo yow yaay kan moo tax xale bi bu njëkkee juddu ki muy njëkk a gis dafa ne yaay kan loolu la sëñ Moustapha Sy jàngal mu ne yaay kan yaay bi foofu lay jóge nee na baay bi day mel ni koo xam ne sa rival la lu mu laal nga ne ko bàyyil mu nekk bàyyi donc dans ce mythe là foofu la xale bi di jóge di commencer yaru di commencer nag am ñoo xam ne ñoom ñooy référent wam ñu ne si wàllu baayam képp kuy sa magu baay wala rakku baay nga koy wax ku sa même bu dee jigéen la baay nga koy wax moo tax ñu indi baay bu jigéen mu nekk bàjjan bu dee sa wàllu ndey nag moom foofu yaay yi sëram ak frère am doo leen wax yaay sëram moom mooy sa umpaañ mais bu dee frère am moom day nekk sa najaay parce que moom foofu nga appartenir ñoom mën nañ la jaay sax jaay mën na dem ba jaay yow nga nekk jar baatam moom mën na la jar la si baat jël baat takk la si kii dem yóbbu la donc l'enfant était socio-centré moom la ñuy wax du lu ko neex la waroon def du ko lu neex mel ni société bi bëgg lay am mais société occidentale lay indi benn société individualiste xale bi mën na dem fenn mën na laaj lenn mën na ëpp muusu atam mën na indi leneen donc choc boobu ñaar yooyu bu ñu indee xale bi bu daan lekk dafa daan jàpp ndab xool si kanam farankulaayu du wax dañ koy jàngal ne ko société bi da nga war a apprendre à maîtriser ta main sa loxo à maîtriser sa làmmiñ waroo wax lu la neex maîtriser sa xol waroo xool fu la neex maîtriser sa tànk waroo toog nu la noor toogee boo ko deful ñu dóor la mais léegi lan moo am fast food ku nekk da ngay lekk sa côté donc ñaari choc yooyu moom mooy indi xale bi dootul xam moom fan lay kiiwee et plus réseaux sociaux yi di dem on dépasse la société d'être dugg ci société avoir nag avoir boobu daf lay jaral lu nekk donc boo ko amul rek mu indi violence macha allah et à tous les niveaux waaw kon oustaz ba tey docteur rek foofu ni ma la déggee dafa mel ni li nga feeñal balaa xalifa di ñëw xëy ñàkkul lu mu si war a laaj mooy da nga wane nga ne ci li ñu perdre ci li cause de violence wax nga ko léegi mooy
habitude yu baax yi nga xamee ne moom la ñu miinoon mu daan bàyyeekoo ca famille ba tudd nga fii wàll yëpp nag mais fii souvent docteur dañuy faral di miin leen na mooy te xam nga ko wax sànq wane ne violence bi ci kaw la tàmbalee ci ñi jiite ak ñi ñu jiite mais souvent ñun dañuy am habitude bu violence amee comme yi am tey ji yi ñu seetaan fii yëpp dañ naan responsabilité la état la foofu ci nag ci ban à quelle dimension la nekkee responsabilité état xam nga baat tamit dafa am solo baat dafa am solo parce que nit ki am na benn commandant boo xam ne benn dëkk lañ doon attaqué dafa wàcc ci bateau bi rek bëtt bateau bi ne leen on gagne ou on gagne waxul la mais on perd ça veut dire que donte dégguñu moo perdre pour ñoom gis ñu dara loolu gagné dañu mujj gagné baat dafa am solo mais boo ñëwee ne l'État a le monopole de la violence légitime ñoo commencé rey réew mi wax boobu dañ ko war a teggi parce que boo nee état dafa am monopole violence donc loolu day mel ni y'a la violence légitime gis nga ñeneen ñi nga xam ne ñooy def agression yëpp wala les écarts sociaux ni ma ko waxee bu écart social amee ñii am di gën a am ñii di ñàkk di gën a am nit bu la agressé moom day justifier agression parce que dafa ne écart social bi ñii ñoo jël am pour mu kii man li ma def dama koy légitimer donc la violence devient à être légitime par rapport à la notion bi nga xam ne moom lañ ko indi ci état bi dañuy gis ñii di nekk ci kaw ñoom tamit dañuy dem sàcc ñii sàcc gis nañ ko fi mais c'est une autre forme de violence lu ñëpp bokk nga jël ko dugal ko sa poche mu nekk ay milliards nga xam ne ñenn ñoo xam ne wax nañu famine bi commencé na dugg Sénégal yu bëri waxuñu ko donc c'est une sorte de violence morale qui est là donc état bi am na si rôle am loolu day mën ni mooy excité xale ndaw ñi kon dina indi excité nañu parce que dañ koy légitimer ñoom li ñuy def jàpp ne jaadu na mais au-delà de ça moom li may wax mais di société avoir être bi ñu nekkoon dañ fa jóge parce que société être bi moo may permettre yow lu mu mënti demee ça veut dire que même boo nekkee si ndóol doo ko yëg parce que y a des mécanismes de solidarité mais fii léegi ça veut dire que c'est l'individualisme moo commencé yëg c'est une société d'avoir ku nekk nag da nga bëgg ne man maa toll nii donc c'était ta naissance qui déterminait yow yaay kan exemple boo daan dem di wuti soxna dañ naan salaamaaleykum nga ne imam nan nga sant sax nga wax sant bi ñu ne la foo jógee kuy sa baay kuy sa ndey kuy sa kii pour xam sa famille donc on regarde les lettres mais fii da ngay ñëw na yaay am na ko may bëgg lan lañ leen njëkk a wax lan lay liggéey boo ne ministre la wala nga ne DG ñu ne liggéeyu ndey añub doom pour ñoom liggéeyu ndey c'est maintenant la foi donc on passe d'une société d'être à une société d'avoir donc boo ñëwatee ci mariage donc les référents day bëri ñii dañuy defe ne dans l'Afrique traditionnelle ñuy dugg ci bu ma kiiwee war naa wut sama appartement war naa wut lii foofu automatiquement li nga xam ne moo daan permettre violence bi ci kër gu mag bi ñu koy nëppal di ko dindi foofu amatul donc c'est une confrontation directe maintenant il y a 70% de divorce par rapport à tous les mariages donc ça c'est un signe inquiétant de violence au Sénégal donc violence du attaquer nii nit verbal nii rek mais c'est des mécanismes yoo xam ne ñoom ñooy ëw et les mécanismes bu ko état bi deful loolam dañ koy légitimer moom la ñuy wax au niveau macro au niveau méso mooy bi nga xam ne moo nekk ci digg bi mooy entre population football comme ni nga ko daan wax dañ daan ñëw ñii ñoo gagné kaf ak ree lañ ko doon def mais derrière maintenant il y a des enjeux financiers il y a beaucoup d'enjeux yoo xam ne il y a de l'argent sale boo xam ne dañ koy jël di ko dugal ci yenn sport yi moo tax muy jaral nit ñi c'est pas loolu mais enjeu bi ñu ciy dugal parce que nit ki ñaar bu ñuy bëre excusez-moi li ñu leen di fay seen cachet du supporters yi wala ay yenn yi ñoo koy indi donc y a anguille sous roche y a d'autres sources de financement yu nekk ci biir sport bi moo tax nit ñi daf leen di jaral ñuy nekk seen bakken moo tax fu làmb am ba pare après ce sont les agressions fu football am comme li ngay wax après ce sont les agressions même bi ngay wax ci mbiru Thiaw Leen bi man ba ma ko déggee dama ne xaar ma def sama investigation bi ma demee des investigations j'ai vu qu'il y a eu d'autres enjeux amoon na ay enjeux financiers ci biir te affaire bi avant ñu doon dem stade sax la ñu commencé woon doon xeex du xuloo ci loolu bi mu demee foofu c'est la goutte d'eau bi nga xam ne moom moo faire déborder kon dafa mel ni docteur kon dafa am ñuy encourager violence bi kon violence bi dafa am ñu muy arranger li ñu naan qui se nourrit de la pauvreté mooy am na ku doon wax naa waaw ndóol mu ngi fi am nit ñi naa dañuy xeex ndóol ku si nourrir de la pauvreté dañuy organiser ay séminaire gars yi dem foofu ne dañuy xalaat pour réduire la pauvreté mu ne ñooñee si nourrir
violence bi tamit bu amee am na si ñoo xam ne il se nourrit de la violence dafay arranger seen mbir parce que bu leen teg am na organisme yoo xam ne dootuñu mën defati seen rôle am na ñoo xam ne bi seen rôle li ñu waroon mën a liggéey pour nga xam ne liñ kii dootuñu ko mën a def donc ñoom tamit la violence daf leen di mën a arranger. Oustaz da nga am loo ko boole laaj. waaw moom day Hadj Mansour mbir mi yéeme na wallaay yéeme na ba àgg foo xam ni ndax sax nañu koy xalaat di ko foog ndax nii ngeen waxee nii bu àddina demee ba mel noonu am ca beneen bu xewaat damaa xamul ne kii day dàq violence wala sañ-sañam lay indi wala am na lu mu fi fekk lu mu bëgg a dindi mu jeex dafa am ko doon wax ak benn doom ni ko boo defee nangam boo ko defatee dinaa la dóor ni ko boo ma dóoree ma tëj la kan moo gën a violent ci ñaar ñooñu ak itam ñoom buñ demoon fi nga xam ni fi la ñuy àttee tooñ wala def nit lu soxor wala yooyu kan ngeen di jox dëgg bu boobaa yéen ki digge ay dóor la wala ki digge plainte foofu te Oustaz nga dolliwaale si bu yooyu yëpp dajee comme ni mu waxee ak itam yi nga fi wax yëpp ne bokk mooy tax violence bi di gën di yokku mais yenn inconvénient nag la mën a jur si penc bi loolu def naa laaju Oustaz bi am na solo cax la tamit wallaay mais xam nga lii kii doon wax na doom dina yeewu soj mënul nooyi yaayam jël coton-tige dugal si bakkan bi metti na muy jooy yaay ji di continuer xale bi bu mënoon firi dafa ne sama yaay bëgguma mais yaay ji xam na ne moo gën si doom ji mais doom ji mënu ko comprendre am na acte yoo xam ne nit dina ko def fekk moom moo gën si yow moo tax kii doon wax le mal peut-être un bien mal compris kii doon wax sama doom boo defee loolu naa la dóor parce que daf ko bëgg a aar mais doom bi nga xam ne nag léegi tubaab yi ñëw nañ dugg si ba jox ko yenn droit yoo xam ne c'est pas adapté à notre valeur notre fondement ñoom bu ñu demee foofu ñu jox doom ji dëgg automatiquement la ñu commencé déstabiliser la société donc on a une loi suñu droit bi c'est pas adapté à notre réalité sociologique parce que c'est un droit d'origine judéo-chrétienne inspiré du droit civil français et comme c'est inspiré du droit civil français dañ ko indi fii mu nekk greffe bi marché wul moo tax problème yii di xew yëpp ci cadre boobu lay nekkee. yooyu yan kii la mën a jur nag léegi loolu ci penc noonu. léegi nag bu ñëwee moom mooy indi instabilité société fu mu amee. léegi société bi day nekk société bu feebar. ñun société bu wér la ñu amoon. tubaab yi ñoom tamit avec leur seen li ñu am. seen société bi wér mais ñoom amoon nañu ay feebar. parce que gisoon nañ ne amoon nañu ay am ak koom-koom mais gisoon nañ ni taux de suicide foofu la gënoon bëri ba am na benn bindkat bu doon wax na les conditions dans lesquelles vivent les Sénégalais avec la pauvreté yëpp tout ça et il y a moins de suicide que la France est-ce que ces Sénégalais ils vivent pas dans l'imaginaire mais vivent-ñu sur l'imaginaire parce que dafa am sookul bu ñu nekkoon mais nag loolu xewoon foofu ba ñu amoon suñu sookul bi ànd boobu dañ ko bëgg teggi indi toogaat si àndu jàmbur si toog àndu jàmbur boobu nag moom mooy indi déstabilisation de la société léegi nag gis nañu ne léegi violence bi daan na nekk si borom kër ak jabaram bu ñu amee kii mais léegi da ngay gis ñaar ñu am problème ngay dem venger wu si xale yi jël xale yi rendi leen et on a vu c'est pas un cas isolé am na benn ñaar ba ñett ba ñeent gis nañ ko fi récemment ça commence à devenir un phénomène inquiétant mooy société bi moo feebar société bi bu feebaree nag il faut ñu dellu si li nga xam ne moom moo fexoon ku wàcc sa ànd boo dem fekk fa jàmbur xam loo war a def nag war delluwaat sa ànd dellu dans la société jàng ñun li ñu maam jàngaloon gis nga suñ li ñu maam jàngaloon moo ëpp solo fuuf te dafa am solo te moo indi la stabilité de la docteur yaa ngi dugg si solution te li nga doon wax dafa am solo trop solution mooy mujj mooy doon sa suñu question bu mujj bi li nga doon wax noonu ci wane inconvénients yi mu mën a jur te bi ci gën a garaaw mooy instabilité bi nga wax te instabilité bi du yem ci day tàmbali sa kër ga ci mbedd mi ci pénc bi ba ci réew mi te loolu c'est catastrophique dafa mel ni loolu bu ñuy seet moom la ñuy xaw a dund jamono yi
parce que mooy li nga wax ci ne violence yi mais ñi nga xam ne dañu nekk ci gannaaw parce que dafa leen di arranger mais mu arranger la yow kenn wala boog benn groupe mu arranger la alors que mu ngi yàq loo xam ne ni pencum li ma lay yàqal est-ce que loolu tamit jar na tamit ñu di ko seetaan. waaw moo tax ma ne leen comme c'est un monde d'avoir. monde d'avoir bi comme ñun avoir bi. li maam Serigne Cheikh doon wax ne on est des mendiants assis sur une pierre en or. dañu am pierre en or mais xamuñu njëriñam. dañuy commencer di mendier am nañ gaz am nañ pétrole am nañ yëpp mais yëpp day dellu étranger lu tuuti li fii des nag gars yi dañ koy jiiroo mais biñ ko jiiroo nag une minorité moom mooy gàddu lépp bàyyi la majorité. donc loolu la ñuy wax problème bi de c'est pas un problème de pauvreté c'est un problème d'écart social écart social nag sociologie daf koy xool fu écart social am rek rébellion moo am moom mooy indi la prostitution déguisée borom kër daan nga toog ku ñëw nga ne ko yow foo jóge kan ngay xool sama doom bi lan moo tax nga koy kii mais ku ñëw ngëbal la dootoo ko laajati loolu yëpp c'est une prostitution qui commence à être déguisée moom la ñuy jigéen ñi da wax naa ay mbaraan damay mbaraan on commence à déguiser à légaliser certaines prostitutions agression yi gën a commencé bëri mais gis nañ ne avec les motos Jakarta deux roues yi agression yi ñu commencé. kon ñàkk gi daal bokk na ci tamit yi gën a favoriser violence. waaw mais écart social bi. c'est pas ñàkk bi. mais ñàkk mën na am. mais ñàkk bi xam nga. ñu ne bu xéewal boo wéetoo. ça veut dire que feebar boo nga xam ne wala natt boo xam ne yaa ko bokk ak ñëpp. muy gën a woyof. waaw dëgg la mais boo xam ne woote woo ko nag. nga xam ne yow rek yaa ñàkk ñeneen ñi ñàkk ñu donc ñàkk boobu tu vas moins le supporter. dëgg la mooy écart social. dëgg la mooy écart social bi. xam nga loolu mooy li ñu wolof di wax naan mbéy nattu yàlla dañ koy muñ. waaw nattu bu la sa morom moom nit teg nag. da nga koy faj. nga koy faj waaw. barakallah oustaz sunu laaj bu mujj xam naa sunu temps mu ngi ñu xoj. mooy lii nga ay wax yi énuméré yëpp ci violence bi sabab bi ak itam yàqu-yàqu yu mën a jur mais yan nga mën a joxe nag léegi jàpp ne mën na nekk solution. am nga solution bi ëppul ñu jox la loo xam ne moom mooy nekk un modèle. te ñun dañu indil bu yàgg benn modèle boo xam ne comme donte société ceddo la ñu woon société traditionnelle mais bi ñu présenté modèle u Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam rek daf ñu doy dañ ko indi rek mu doy ñu parce que ceddo dafa waxoon ne man du ma sàcc parce que ragaluma kenn ba koy sàcc lu ma bëgg damay dem foqati islam ñëw ne la bàyyil sàcc ceddu dafa ne woon man du ma njaaloo parce que bu ma njaaloo mën naa am doom doom boobu du ma ko reconnaître alors que beneen doom bi bu ma ko reconnaître ñaar ñi bu ñu dajalee kii du mënal keneen moom dara parce que sama deret la te man ceddu bëgg naa ku mu jur koo dajal mën ko l'islam bi mu ñëwee te la njaaloo ceddu daf si ànd moo tax les ceddu se sont convertis à l'islam parce que li ñu indi moo baax te modèle bi doon Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nag dañ ñem ba yow suñu noon yi sax ñi nga xam ne ñoo noonam dem nañ ba tagg ko jamais homme ne se proposant un but plus sublime lii Lamartine doon wax Mohammed était philosophe, orateur, apôtre, législateur, conquérant d'idées, de dogmes rationnels, cultivant images, fondateur de 20 empires terrestres et d'un empire spirituel. Voilà Seydina Mohamed mu ne à toutes les échelles où on puisse mesurer la grandeur de l'homme nee na amul kenn ko ko gën a moom tamit dafa ñu indil ay fondements yoo xam ne dafa dëppoo suñu société traditionnelle moom moo doon jàmm waxtaan wax tànn jàng xam-xam nit ñi ku am dimbali ñeneen ñi donc le phénomène li ñuy wax azaka c'était pour réduire les écarts sociaux indi woon na ko dëgg la tous les phénomènes pour réduire les écarts sociaux indi woon nañ ko bi mun a ay miskin ay foxara bu leen jàpp ne ñooñu ce sont des ñoo xam ne ay nit mineur la indi woon nañ ko mag ñi xamoon nañ ne li ñu wut si àdduna bi yëpp daf ko fi jarul Sëriñ Tuubaa lanu ma wax àdduna moo xamee taxandeer la boo koy dàq doo ko jot laa ko wan gannaaw mu topp ma te jotuma ko Seydi Haaji Maalik mu ne yaa ayyuhal baani mahalla diyaafatan xam naa maa ngi àbb di oustaz waxoon alam taxlama anna jalaa xarit oustaz moo ñu ko jàngaloon mu ne sa tox biroka ayaama annaka laa'ibun ñoom àdduna teguñu ko woon teguñu ko woon fii bëggoon nañ seen bopp nag mais bëgguñu woon àdduna donc c'était un monde d'être ñoom loolu lañ doon kii et valeur bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam c'était une société d'être suñu société traditionnelle c'était une société d'être mais maintenant yeneen société occidentale avec jaxasoo bi ñoom dañu bëgg quitter société d'être indi ñu sa société avoir te société avoir bi demul noonu avoir bi ñenn ñi ñoo koy jël nag moo indi écart yi donc pour ñu indiwaat loolu il faut ñu delluwaat ci la société de l'être kon daal foog séddale am oustaz docteur mu la déggee
séddale yaa ma neex mais comme li nga foog li am daal foog mu deñ bu ñu bëggee aussi violence bi di jóge fii mooy li nga wax mooy écart social bi nga wax. écart social bi foog mu wàññeeku. waaw. léegi nag référence yi ñuy am ci mariage. référence boobu il faut ñu delluwaat suñu référence moom mooy la référence traditionnelle. parce que référence traditionnelle le mariage. c'était quelque chose de sacré. du woon loo xam ne damay ñëw balaa ngay dem ñu ne la foofu sax ngay dox. dox am na dama am fu ma jëm. doxantu am na aw ma fu ma dem. mu ne la doxaanal. damay dox antu. dox am na fu may jëm. doxantu aw ma fu may jëm mais doxaan damay xool ndax loolu la wala du loolu. mais foofu ci doxaan bi nga doon natt jikkoom. bu demee ba jikko yi mat léegi yow leer na après nga dugg ci boo fa duggee c'est pour le meilleur et pour le pire. société bi taxaw et ça de mariage bi bu stabilité rek société bi déstabilisé wu. donc gis nga ñaar ñi bu ñu stabilisé ñii ñu jur ñëpp dañuy am stabilité. xale yi dañuy xam fu ñu nekk. xam fu ñuy lekk fu ñuy nekk nii bëgg seen maam bëgg seen diine mais société occidentale lan la ñuy ñëw jàngal seen maam baaxuñu seen diine baaxul dara baaxul pour bañ fexe ñu kii ñu ne nañu fexe nu ñu génnee daara parce que xam nañ ne ñii di diriger réew mi daan nañu am tuuti lu ñu am ci daara ci daara boobu ñu doon am moo leen permettre kenn du leen mën corrompre lépp lu ñu def dañ koy defal ak sérieux corruption daanul am parce que corruption day jur violence léegi loolu amatul ñoom ñu bëgg a contrôler léegi nañu indi âge scolaire nañ ko indi 6 ans bi ñu indee âge scolaire 6 ans xale bi entre 0 sax ba 4 ans daan na ci dem daara léegi ñu ne nañu indi jardin d'enfants léegi nag entre de 0 2 ans am na lu mu daan jaar ci daara sax donte xamul ni mu daan toog di jàng kalimaat yi di nekk leer ci moom am na lu mu daan dund ci noonu léegi ñu dindi ko indi ci la case des tout-petits kon daal fexe nañ ba suñu maam yi xamuñu dara xamoo koy Xalima Jaxate Kala xamoo kay kan mooy sëñ Amadou Dem kan mooy Cheikh Omar Fouti yëpp xam tuuti nga siy xam donc te ñun loolu moo war a nekk suñu ndono mooy indi suñu fierté moo tax nit ki xam li mu am ba pare dal boo xamul li ngay am doo dal da ngay nekk di tout bruyant bi nag moom mooy indi li ñu naan coup d'état neuronal moo am léegi société bi bu doon nit la dañ naan coup d'état neuronal moo am coup d'état neuronal mooy kenn du xam foo toll foo teg sa bopp donc loolu moom mooy tendance yi ñoo moom tendance yi daal ñoo moom bu nga boo amee kàddu yoo koy mottalee rek xam naa waxtoom jeex na incha allah wax dëgg yàlla tabarakallah xanaa li bëgg ci jotaay bi nag te itam xam naa ku ko sañoon da nga xeeb temps bi wallaay dëgg la ndax gis nga ni mu développé te gaawtu na ngir yàlla waxtu muy dàqe waaye li gën a am solo rek ci loolu lépp mooy jàpp naa ne daal ñoo bu mën a puul dana am lu soppiku lu bari ba ñu noppiwul yàkkamteewuñu ndax kàddu ya maam ci ya waxoon ku ragal doo dem ku yàkkamti doo dem ku ragal doo dem ku amul kilifa doo dem ku nekkul ci dëgg doo dem kon nag yooyu yàlla na yàlla may la nga xam ni mooy safaan ak yooyu kàddu loolu laa ci amoon lu may joxe. barakallah kon Oustaz Mansour vraiment rafetlu nañu wax dëgg yàlla sa temps bi gàtt na waaye feeñalal nga ñu wax dëgg yàlla violence bi am tey cosaanam fa mu cosaanoo li ko sabab waaye itam wax nga ñu naka la ñuy mën a fexee ba génn ci ba jëlee ko fi parce que itam amul même bu fekkee am na ñu si dund it du arrangé kenn parce que li sunu maam Cheikh waxoon ne sëñ Abdou Lahad yal na yàlla yokk seen leer moo ko ne woon Cheikh mu ne ko la béyk mu ne ku yebu di ñaan jàmm di am ndax bu jàmm amul lu waaye doon def dina ko teg ci suuf bu jàmm am kon boo wane ne ça profite à personne même bu leen profité xëj na si beneen côté it boo paree li ñu naan boo amee alal ba noppi te amoo foo lekk alal ji ban njëriñ la lay amal te lii xew nii ni ñu ko waxee buñ ko seetaanee wax dëgg yàlla dina dem ba fu nit di taxaw sax jaamu sa borom est-ce que di nga amati sécurité boobu te loolu nag kon war nañ fexe lu ko xare li Oustaz wax rek wax dëgg yàlla ñu mel ni yéen yàlla may leen ñu mën a wax ak nit ñi di gindi nit ñi ñu wax xam nit ñi fii teg seen tànk ngeen bañ di noppi rek nga wax kàddu bu mujj rek xanaa di rafetlu kàddu bi ak jotaay bi di rafetlu émission pencum diine parce que loolu lañ koy xaare parce que bu ñu waxee pencum rek dañu ànd lu mu boole si wàllu diine si wàllu diine ku ko wax téere day ñëw
téere ko wax ñu ne mu ne loo xam ne day teere réer loo xam ne doo mën a réer donc loolu tamit baax na xam ne am na beneen dimension nag boo xam ne ñuy ñaan tamit dinañ def suñu liggéey tamit ku nekk def sa liggéey ñuy ñaan te bañ a xeeb nag li fi mag ñi bàyyi parce que Sénégal am na violence mais demagul yenn étapes yi parce que am na mystiquement am ñaan yu ñu fi def mystiquement tamit am na ay ndono boo xam ne ba léegi mu ngi fi mais petit à petit mu ngi effrité wu buñ ko sàgganewul rek dina dem benn proportion yoo xam ne kenn dootu ko mën a alternative donc gën a développer émission yi dina si am solo moo gën nag si yenn émission yoo xam ne dina mën a gën a développer violence parce que émission politique yu bëri même boo ko gisee nit ñi bu ñuy ñëw du ñu def waxtaan parce que waxtaan dañ naa xam-xam Serigne Cheikh nee na kii day indi li mu xam mu indi li mu xam mu boole ko mu indi xam-xam mu ne olof lu ko jaaraxal ñaari yoon la koy tudd kii indi li mu mën kii indi li mu mën mu nekk mën Sénégal bu ñu booloo rek dem ku nekk bu bëgg xëcc de son côté ne man maa fi nekk keneen nekk fa man maa baaxle keneen baaxle du ñu dem am nañ benn ndono dañuy jàppale suñu ndono li macha allah jazakumullahu xeer jërëjëf docteur kon nag ñu yeewi la rek incha allah te xam ne nag bu soobee yàlla ni nga ko waxee di nga fi bëri ay tànk nag incha allah jazakumullahu xeeran kon mbokk yi defe naa ñoo bokk ñun ñëpp dëgg yàlla déglu sunu docteur Mansour mu wax ñu vraiment li xew tey ci suñu rubrique xew-xew mu doon violence yi nga xam ne mooy xew ci penc mi ci stade yi ci làmb yi ci terrain politique bi wax dëgg yàlla muy yoo xam ne vraiment dëppoowul ni mu ko waxee ak sunu ay valeur li ko sabab ak yi nga xam ne yaakaar nañ ne war naa mën a tax mu jóge fi yooyu yëpp docteur leeralal ñu ko xam naa dañu koy yeewi rek incha allahu ñëwaat ak yéen nag ci sunu rubrique bu mujj ni ñu ko waxee woon ci njëlbéen mooy settantal moom itam incha allahu dinañ ci dalal mbokk mu baax moom itam incha allahu bu ñëwee léegi ñu présenté leen ko mu nuyoo ak yéen ñu ñëw nag ci li ñu tuddee settantal tey ci lan lañu ko aj bu ko defee oustaz ñu teeru sunu gan gi mujj incha allah. incha allah. mbokk yi kon nag ñu ngi ñëw ci sunu rubrique bu mujj dellu ci settantal gannaaw bi ñu jaajëfalee sunu mbokk Oustaz Mansour Ndiaye ci xam-xam yu am solo yi nga xam ne génne na ko ci ñaareelu rubrique boobu rubrique settantal nag mbokk yi tey ni ñu ko waxee woon comme dañu wax ne léeg-léeg ñu taataan déglu boroom xam-xam moo xam ci wàllu diine la moo xam ci wàllu politique sax léeg-léeg wala ci wàllu àdduna mu wax ñu xool njàngale ma lan la ñu mën a jëli ñëw sa wax ja tey nag sunu rubrique settantal dañuy ànd mbokk yi taataan ko ci kilifa bu mag mu di Cheikh Seydi Mouhamadou Moustapha Sy mu di discours bi mu defoon ci gàmmu ren ji ci bi ñuy màggal juddu Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu mbokk yi déglu ko te ñëw incha allahu ci plateau bi. assalaamu aleykum. assalaamu aleyka ayyuha nabi. wa rahmatullahi wa barakaatu. ya rasulallah. inna subuhaati al-ilahiyyati al-muqaddasa sawaa'in ما ظهر منها وما بطن. هذه السبحات التي قدرها ملء الميزان ومنتهى العلم
ومبلغ الرضا. تلك السبحات قد صبت على آنيتك النبوية، وقد أعطيت منها ما فيها الكفاية زيادة لا نقصانا. نور من النور قد أودعته حكما تفيض فيضا على الأخلاق يا الله. يا رسول الله، السلام عليك يوم ولدت، والسلام عليك يوم أصابك الموت واجبا لا شرعا، والسلام عليك يوم تبعث أمام الملايين من الأرواح التي كانت تنتظر نيل الشفاعة بالغد. يا رسول الله، السلام عليك في بكرتها، والسلام عليك في حرتها، والسلام عليك في حمرتها، والسلام عليك في وسطاها، والسلام عليك في ظلمتها إذ يسكنون لها. أكرم بظلمتها، أكرم بسكنها. يا رسول الله، السلام عليك ما دام الليل يغشى، وما دام النهار يتجلى، وما دام الرب خلق الذكر والأنثى. يا رسول الله، السلام عليك إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت. كنك علمت نفس ما أحضرت. يا رسول الله، حقا قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يك شيئا مذكورا، لكن
قد أتى أيضا حين من الدهر لا يذكر جل جلاله وعز كماله إلا وأنت تذكر معه. وهكذا أصبح السلام يفتخر كلما صلوا عليك أو سلموا تسليما. وهكذا أصبح طواف السلام يدور حول كعبة فيها نبيون وصديقون وشهداء وصالحون. ما يصدق أن دخولك على سلام المرسلين دخول أنسة لا غير. يا رسول الله السلام عليك مع كل سلام أتى به القرآن جملة وتفصيلا. لقد اختارتك السيادة واختارتك الإمامة قبل أن تختار أي منهما، فكنت أنت السيد الرسول وسيد سادات بني الجنس. كنك السلام عليك أولا وآخرا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. waaw kon defe naa mbokk yi déglu nañu discours bi, xëy na arab la waaye comme nag am nañu fi sunu gan goo xam ne gi wax dëgg yàlla moom itam yal na yàlla gën a dëgëral taxawaayam la ñu koy ñaanal rek. incha allah mu di al oustaz Issa Diop moom it di boroom xam-xam. min nañu ko sax ndax plateau yu mel ni ñëw na fi ay yooni yoon moom la ñu dalal tey incha allah bu fas yéene ànd ak moom ci rubrique boobu ba tey ak sunu mbokk oustaz maam Khalifa. oustaz ñu jox la kàddu gi nga nuyoo ñu door a ñëw ci waxtaan bi. salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. waaleykum salaam wa rahmatullah. téléspectateurs yi seetaan la chaîne des valeurs di Mourchid TV. ñu ngi nuyu ñëpp di leen ziyaara di jiital ci nuyoo bi mbokk bi nga xam ni moo ñu dalal tey ci plateau bi. di oustaz Ndiaga di ko am taxawaay ci télévision bi. di nuyu aussi itam mbokk bi ni nga ko waxee di oustaz Khalifa Kane. di ku ñu miin lool ci wàllu daara. surtout ci wàllu alquran. ñu ngi koy ziar di kontaan ci bokk gi ñu bokk ak moom jotaay. waaye nga may ñu nuyu. mboolem ñi yore télévision bi yëpp. Hadji Makhtar Ndiaye. ba ci kilifa gi Cheikh Seydi Mouhamadil Moustapha. di leen ziar ci jotaay bi. barakallah oustaz Cheikh Seydi Issa. ñu ngi lay nuyu delloo nuyoo yow itam ak ziar yi. di am kontaante lool ci dalaat àndaat ak yow. defe naa oustaz maam Khalifa. ñoo bokk ñun ñëpp taataanandoo kaddu yi ñu dégg ci kilifa gi. muy discours bi mu def ren ci gàmmu Tiwaawan gi. te bu ñu seetloo oustaz dafa mel ni discours bi liñ ciy dégg baatu salaam daal bari na lu mu ci ñëw. dafa mel ni kon dafa mel ni li ëmb discours bi yëpp daf ko delloo ci salaam boobu. man nag du ma ko firi dama lay bàyyi comme yow la ñu woo. nga bëgg ñu faram fàcceel loolu. ñu bëggoon nga wax ñu daal ban dimension la baatu salaam bi am
ci li ñu dégg ci sëriñ bi wax ko. jërëjëf Oustaz Ndiaga yaakaar naa bu ñu ne dañu daje pour jéem a dirasa wala ñuy jéem a jàngat discours bi Cheikh Seydi Mouhamadil Moustapha def ci gàmm gi passé vraiment muy discours bu riche discours bu yaatu waaye itam d'abord bala ma ñëw ci baatu salaam bi nga wax ak li ci aju li ñuy jëkk a jàngat mooy façon bi muy defee discours ci gàmm ak dimension bi mu koy jox xam nga ñoom jotaay bu nekk ak posture bi ñuy ñëwee waaye xam nga gàmm dafa nekk lu spécial na ko suñu maam Seydi El Hadji Malick maamam daan waxee naan mag mi nga xam ni amul lu dul benn guddi amul lu dul benn message war ko jàllale pour at bi ñëpp war ci mën jariñu te yaakaar naa tey mu donn loolu ci maamam toogee toogaayu way juram kon bu defee discours aalam bi yëpp rawatina aalamul islam yi war nañu suivre lim doon waxtaane ndax ñoom toujours dañuy sóoraale lii xew ci jamono bi surtout ci ay yàqu-yàqu problématique yi am ci société bi benn bu ci nekk ñu war ci répondre ci guddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam war ci trouver ay solution moo tax ci problématique bi mu waxtaane ren te presque nga tënk discours bi ci assalaam bu ñu ko doon résumé li lay wan ni góor gi xam na lii xew ci àdduna bi nekk na aarif comme ni ko mag ñi di waxee al aarif man arafa bi zamanihi ku ne xam na ni jamono bi ñuy dund li ñoo tuddee violence bare na ci àdduna bi wàllu frustration bare na mécontentement bare na te mooy ñàkk a kontaan ak xol yuy tàng ak yu baree bare te climat àdduna bi wala société bi dafa soxla jàmm dafa soxla paix kon naka la ñuy def ba am jàmm loolu farata la képp kuy daa yi maanaam kuy def appel ci l'islam wala sax même boo nekkul ci l'islam mais ngay défendre benn cause bu amal société bi njëriñ war nga porter sa message ci biir jàmm jooju noonu moo tax sëriñ bi ren mu choisir li ëpp ci discours bi mu jooyal ko ci wàllu jàmm dama koy étudier gis naa ni prononcé na baatu salaam ci biir discours bi 18 fois 18 fois waaw bari na mu ci feeñ mu représenté xay ku bëgg a dund faaw nga am jàmm macha allah vous voyez na yeneen ci biir lu mat 7 fois yoo xam ne bu ci nekk dina tudd benn qadiya jéem ci tinu yonent bi ci li ko yàlla sédde pour yàlla mën a xettali humanité bi ba ñu mën a nekk ci jàmm loolu yaakaar naa ni lu ama am solo la lu ñu war a bàyyi xel xam naa bala ñuy sore kon ñu njëkk a tënkandi loolu macha allah doog a ñëw nag ci kalimatu salaama gi ci aju waaw mu ngoog léegi defe naa saa nuyoo bi am na solo macha allah tamit wan nga ñu kilifa gi muy Cheikh Seydi Mouhamadou Moustapha Sy ci dimension am ni nga xamee ne noonu lay aborder xitaab yi nga xam ne moom lay def ci gàmmu ak ci yeneen jataayam yëpp loolu nag comme ni nga ko waxee rek day wane ne daai la léegi oustaz ci biir loolu comme yaa ko tudd nee nga seetlu nañu baatu salaam daal tudd nga ne feeñ ne tudd na ko fukki yoon ak juróom ñett ci discours bi kon dafa mel ni am na wane ne ahamiya bi mu am foofu oustaz kon bu ñu la doon laaj salaam mooy lan d'abord ak itam ban ahamiya ban importance la am ci dundu nit ki waaye tamit ci penc mi ci boppam jërëjëf oustaz maanaam baatu salaam te ñu koy faral di tekkee jàmm donte sax bare na ay interprétation ndax ñun li ñu xam ci jàmm rek mooy jàmm bi ñuy tudd yamale ko ci kàddu donte am na yoo xam ni bu dajewul jàmm ji du mën sotti mooy la suñu maam daan faral di wax Sayyid Cheikh Ahmad Tijani yàlla na yàlla yokk leeram ca lam doon tudd ci assalaam diddal izza mu ni bu dee jàmm it laysa bi salaamil ahrar te nee na kaay ñu jàmmoo te chaque jour nga wax lu taal réew nee na bu dee jàmm it du jàmmi gor kon baatu jàmm boobu noonu sëriñ bi doon waxtaane te mu am importance bu rëy ci l'islam ndax buñ delloo ci alquran tudd nañu baatu jàmm ci juróom-ñaari forme yu bokkul tudd nañu baatu jàmm ci juróom-ñaari forme yu bokkul am na ci forme bu dellu ci wàllu nuyoo atahiyatul maarufa comme ni mu ko waxe wa ida xuyitum bi taxiya fa xayyu bi axsani minha aw rudduha ak yu mel noonu
tudd nañ jàmm itam ci yeneen i forme xëy na yooyu peut-être buñ ci bëggee dugg mën na yaatu waaye dañ ci joxe exemple rek bokk na ci ba ci jëkk sax d'abord mooy assalaam dafa nekk ism boo xam ne dafa bokki asmaullahi alxusna wallahu alladi la ilaha illa huwa almalik alquddus assalaam yàlla nee na bu ngeen may présenté di laaj may kan bokk na ci titre yi ñu may présenté ginnaaw ba ma nekkee almalik nekk alquddus may ki nga xam ne maa représenté jàmm la paix loolu di première présentation bu alquran présenté baatu jàmm attribué ko yàlla ñaareel bi mu tudd jàmm ñu dégg ci baatu al islam kon même ndeke diine bi ñu nekk ñu dégg tuddee l'islam diine bi ci tur bi ko yàlla tuddee dafa reflété ci baatu jàmm boobu loolu itam di lu am solo kon ñi nga xam ni surtout occidentaux yi wax ni l'islam diine violence la ñoom xëy na dañu juum mais d'abord turu l'islam rek dafay reflété li ñoo tuddee jàmm boobu di benn exemple wala ñaari exemple ci liñ doon joxe sànq bokk na ci aussi itam ci bu ñetteel bi mooy li ma tudd ci wàllu atahiyatul maarufa wa ida xuyitum bi tahiya bokk na ci aussi itam assalaam léeg-léeg dina firi contraire u ay maanaam xam nga fu xare tàkke rek kenn dootu fa wax jàmm la ñuy jëkk a prononcé mooy yàlla nañu yàlla defal jàmm kon lépp lu contraire ak ay wala xeex rek léeg-léeg dinañ koy firee li ñoo tuddee jàmm léeg-léeg dañ ko delloo ci athana al hasan li ñoo tuddee tagg bu rafet comme façon bi yàlla waxee salaamun ala nuuhin fil alamin ci alquran salaamun ala ibrahim ak yu mel noonu léeg-léeg ñu tuddee ko alxayr te mooy yiw wa ibadu rrahmani alladina yamsuuna ala al ard hawnan wa ida qatabahum aljahiluuna qaalu salaaman kon di nga def acte bu yiw acte boobu noonu ñu tuddee ko assalaam ba ca mujj nag mooy léeg-léeg ñu tuddee ko xuluusu shay min kulli ma shaibuhu maanaam mbir mu nekk am lu cay ñuul nga fexe ba sepp la cay ñuul ba mu mucc ay bañ mën ko jariñoo loolu aussi itam dinañ koy faral di firee jàmm kon daal jàmm baat la bu large tudd nañ ko lu bare ci alquran utiliser nañ ko lu bare ci yeneen mustalahaat yi loolu daal ci tënk mën nañ ko résumer ci baatu assalaam léegi ahamiya bi nag maanaam solo bi mu am ci penc mi ahamiyatu salaam fil fard wal mujtama buñ ko waxee xam nga nit même li ñoo tudd tey mu nekk ay termes yu bees ñuy wax ay émergence ak ay progression ak yooyu ak lu mu mën a doon ci penc mi nit mënu ko taxawal lu dul dafa am climat de paix maanaam lu dul dafa am climat de paix pour ñu mën a sukkandiku ci biir jàmm jooju pour mën ko taxawal d'abord nañ ko commencé ci famille xam nga société mi ngi fondé woo ci famille yëpp bu ñu leen dajalee doo ko tudd ash-sha'b wala al mujtama waaye ci biir famille bi bu ci jàmm amul bu problème amee ci couple bi sëy wala mu am ci diggante waajur ak doomam wala mu am ci ñi nga séqal famille bi moo xam bàjjan lañu wala tante wala najaay wala yu mel noonu lan lay jur dislocation ci biir famille bi su boobaa dootoo mën a yar ndaw su boobaa dootoo mën a éduquer dootoo mën a enseigner gis nga loolu commencé ci biir famille bu ndaw boobu noonu bu fekkee jàmm ji amu fa mooy génn ci marché bi parce que jikko yooyu mooy feeñ ci marché bi mooy feeñ ci mbedd yi mooy feeñ ci école bi xam nga li ñuy jàmbatee ci état beeg ci yeneen institution yi mag yi pourtant sociologiquement dañ ko jàngatul waaye mi ngi commencé ci kër yi te mooy yi waroon a jur jàmm jooju noonu ak importance bi mu am ba mën a nekk bu fekkente ni réglé wuñ ko foofu ba ñu génn ci biir société bu mag bi mooy indi ay wi li góor gi doon tudd ci asharrul mutaaddi te mooy ay wu dajal fépp nag su boobaa kenn dootul mën a am jàmm day feeñ ci communication yi te mooy vulgarité bi nga gis tey jii nii ci réseaux sociaux yi kenn ku ne insulté sa morom kenn ku ne saaga sa morom kenn ku ne provoqué sa morom loolu du jur jàmm kon daal da ngay wane ne bu amul ni nga ko waxee léegi stabilité bi ñu doon wax sànq du am fenn tàmbale sa famille dafa nekk unsur asasi boo xam ni budul ci élément boobu kenn mënul sukkandiku ci dara pour tabax dara macha allah oustaz amoo looy li foofu
ah moom de xanaa comme société la ñu wax defe naa sunu société bi dafa am lu ko diine sottil ba fa mu moom ko mooy asalaamaaleykum nuyoo salaamaaleykum te xam nga asalaamaaleykum la war a wax bu paree fii ko ci lànk bi muy waxte mooy mbaa jàmm ngeen am ma defee nag yooyu du lu tuuti ndax bu fekkee ki koy wax xam na li muy wax mu am yéene ca wax ja am na lu mën a sopp nag ci société bi xale bu daw rek wala mag sax fëgg bu jaa boo boole saan ne koŋ ci làmmiñam kooka talatul asalaamaaleykum du fa andi lu sotti nag baarakallah voilà baatu salaam bi ak dundu salaam bi sorewuñu mën nañu ànd di ko dund toujours te du diis te réew mi dana am jàmm loolu jàpp naa ne daal mooy wàllu salaam ci mujtama jërëjëf bi nga xam ne dina ko contribuer ki nga xam ne muy dund société bi comme ca mën a doon rek ñu contribuer jàmmi société bi ak dalam ndax laaj na mbaa jàmm ngeen yendoo jàmm ngeen fanaane nangam lépp ci jàmm jërëjëf oustaz kon dafa mel ni oustaz gannaaw bi ñu leeralalee jàmm ci boppam ak dimension bi mu am mais importance bi mu am ak itam wane ne mu nga war a tàmbalee ci su penc sa kër ga ba si génn ci mbedd penc mi léegi nag oustaz pour jàmm jooju mën a am mais surtout ci ni ñu déggee sëriñ bi waxtaane ko dafa mel ni am na charte yoo xamee ne mooy tax ñu mën a bijje jàmm jooju dëgg la xam nga bu ñu étudier discours bi yaakaar naa wax na ko ci paragraphe yi njëkk yi ndax dafa am loo xam ni bu ñëwulee jàmm du mën a nekk moom bu ñu comprendre ci biir message bi ni mu ko waxee dafa mel ni dafa wane ni dafa am arkaan yoo xam ni ñoo war a yanu assalaam te arkaan yi ñaare ci ëpp doole alxaq wala adl wane ni lu ñu bëgg jàmm bu ñu fexewul ba dëgg di dox ci biir société bi ci biir penc mi jàmm du mën nekk bu ñu fexewul ba mandute te tubaab yi tuddee ko justice bu amul ci biir penc mi justice ci côté yëpp justice sociale justice ci côté politique bi justice ci côté yëpp bu amulee jàmm du mën a am day dugg ci asalaam di dal izza bi ma doon wax te loolu mu wax dafa mel ni dafa correspondre ak li way juram bindoon ca jamono biñ ko laajee lan mooy justifier ñëw Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba tax ñu war a célébrer juddu yonent bi yaakaar naa Sëriñ Cheikh wax na ko ci akrim bi Ahmada fi nizaamil mawlid mu ni bokk na ci liy justifier ñëw yonent bi ak wane ni mënul woon ñàkk ñëw ci société bi parce que yi fi yàqu dafa bare ñu ni ko yan moo fi yàqu mu ni kathurat asatiru dalalati fi l wara wa diinu mahudun bi ma lam yuhmadi wal xaqu aariyatun bi aydi zalimi wal xayru charru wadiatin lil muctadi wal ilmu adha lil hawa ka musaanidin wal adlu idlun taxta amri l xussadi ba ci wal maal sax mu ni surrifa yooyu yëpp Serigne Cheikh tudd ko nee na tey yàqu-yàqu yi ci société bi kenn mënu la wax nu mu toll mu ni fi yàqu jëkk a amee tey mooy li ñoo tuddee diine nekkoon lu sacré tey fexe nañu ba fowee ko muy benn mooy yi mu wax ci gàmmam yi mujj yi diine glissé na jëm ci folklore te ku jàngat suñu société yaakaar naa Mansour bi fi nekkoon ci rubrique ba lay jiitu sociologue bi war na ci mën a wax lu bare ndax suñu société bi ku waxal yàlla tey pëccëxoo bi am ci wàllu diine bare na boobu bokk na ci yi nga xam ni tànk réglé wuñ ko jàmm du mën a am ci société bi bu ñaareel bi sëriñ Cheikh ni wal aqu aariyatun bi aydi zalimi nee na tey dëgg tey rafle na parce que li ñoo tuddee tey droit wala li ñoo tuddee tey yoon nee naa ay tooñkat ñoom ñoo ko yore tey maanaam li ñoo tuddee dëgg tey mi ngi nekk ci loxoy ay tooñkat xam nga loolu dina doy war parce que boo leen juboo ñu jox la dëgg boo leen jubuwul ñu xañ la dëgg wal xaqu aariyatun bi aydi zalimi mu ni tey li ñoo tuddee yiw tey fu mu nekkoon tey ay remplacé na ko waaye ba ci gën garaaw mooy bu ñetteel ba te mooy li ñoo tuddee justice avant justice am na bu mu njëkk a tudd mooy baat bi mu wax ni nu mu ko waxee te ca bayti ba
avant wal ilmu addaha wal haqqu ariyatun bi aydi zalimin waaw wal adlu idlun taxta amril xussadi waaw wal haqqu ariyatun wax naa boobu bi aydi zalimi wal xayru charru wadiati lil muhtadi wal maalu surrifa bil inaati li ñoo tuddee tey monnaie nee na tey ay bandi rek ñoo ko yore capitalu adduna bi capitalu société yi tey ay bandi rek ñoo ko yore scandale yu dul jeex te nu ñuy amee jàmm ci société te bi ñi am ba giijal ñi ñàkk ba toskare bu ñu bëggee paix sociale it du man nekk bi ci des mooy bu justice amul ci domaine yëpp jàmm du man nekk moo tax sax gis nañu ci société bi ci actualité politique yaakaar naa bu ñu bëggee jàngat discours bi faaw ñu contextualiser ko ak suñu actualité penc bien sûr fan yi ñu ngi am benn accord de paix bu ñuy wax ci les partis politiques pour climat politique bi mën a stable mooy pacte de non violence bi. non violence bi mais li ci am solo mooy na nekk pacte boo xam ni xam nga tey dafa am lu ñëpp d'accord mooy ñi ñoo tuddee état tey ñoo yore monopole de la violence maanaam li ñoo tuddee violence tey ci biir société bi ki yore monopole bi xam ne tey jii nii mën na xëy def dégâts bu ko neex ci biir société bi tey état moo ko yore bu fekkee da nga bëgg a régler benn pacte wala nga bëgg a régler dara ba pare nekkul amruhum shura baynahum mais amrun xudiya bil layl kon mën nga ko signaler nit ba pare piéger ko donte jàmm baax na maanaam nekkul lu ñëpp bokk d'accord. nekkul lu ñëpp bokk d'accord waaye dañu waroon teg point yëpp ñi nga xam ni ñoo yore monopole violence tey bu ñu waree indi violence ñu alerter leen ni leen arrête ñi nga xam ni ñoo nekk ci beneen wàll ga it bu ñu bëggee indi violence ñu arrêté leen ni leen arrête yaakaar naa ci cadre boobu ci lay nekk jàmm joo xam ne jàmm juy continuer lay doon jàmm joo xam ne société bi yëpp dinañ ko jariñoo te bañ a nekk jàmmi muusante yooyu yaakaar naa c'est très important ci biir yi préserver jàmm ci biir société bi kon daal wane nga ne oustaz pour que jàmm jooju ñu mën ko bijje mu taxaw ci société bi mooy li ñaar yi nga wax foog mu tegu ci dëgg mais ak ci mandu te ñaar yooyu moo ëmb lépp bon foofu tamit oustaz dafay wane ne kon pour que jàmm ji tamit man faa sax mooy li nga mujjee wax ni mooy lu mu si mënti il faut que te dañ si feeñal na ko ci biir discours bi mooy mu tegu ci ngërëmul lu yàlla gërëm mais ak luy sàmm aussi di protéger karamatul insaan parce que mooy li nga wax sànq ci wane ne jàmm màbba tedd nga nit ba noppi naka kaay ñu jàmm est-ce que loolu tamit mën na ànd ak jàmm xam nga loolu tanaaxud la contradiction la ndax li ñu naan gor ku ko teral nag yaa ko tëral waaye ku ko toroxal nag yaa ko toxal xam nga dafa am lu ñu dul comprendre mooy toujours yàlla bu ñu joxee salawaatul xams te oustaz wax na ko sànq su ci dajeeg sa morom nuyu ko ku ci julli boo sëlmalee ne asalaamaaleykum gis nga biir salawaat yooyu noonu salaam jooj ñu lay wax bëgguñu mu nekk salaamul qawl waaye dañu bëgg mu nekk loo xam ni day nekk comportement ñu di ko dund ci biir société bi tey li lay jaaxal mooy ñoo ñuy julli ci jàkke yi ñooy créé waat conflit yi ci biir société bi ñoo ñuy julli ci jàkke yi ñooy indiwaat insécurité bi ñooy sàccaa dàll yi ci buntu jàkke yi kon dafa mel ni comprendre guñu loolu sëriñ bi tudd ci biir yooyu mu wax yonent bi assalaamu alayka fi bukratiha fi xarratiha parce que yooyu yaakaar naa c'est très important pour ñu étudier waat ko. oustaz xam naa waa région dañ may annoncé na ma sunu temps dafay jeex. est-ce que xam naa ne moom temps yi moom may ñu dara. waaye dama bëggoon ci ñaari minutes yu gàtt. nga jox ñu ay misaal yoo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam posé na ko. ci wane ne moom moo nii la doon doxalee jàmm ci penc ma. ci ba tey nii ko mën a déggee ci discours bi. parce que xam nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam sëriñ bi sax junj na ko ci guddi gàmm gi ci Xudaybiya te yooyu benn exemple la ci mais dund yonent bi yëpp dafa doon dox ci wàllu jàmm sëriñ Cheikh wax na ko wa xaatabahum bil xaq qabla istiqaalihi bi sayfin walaw la zulmu ma qaama Uthman nee na yonent bi dañ na lu nekk pour jéem a tenir benn discours de vérité pour nit ñi tegu ci yoon ba discours ba tëwee ci lay doog a bocci jaasi pour jàmmaarloog ñoom te bu dul woon delloo tooñaange sax du mas a bocci jaaseem wala ku mel ne Ousmane Ibn Affan pour dem di xeexi ji kon buñ gisee li xew ci biir dund yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mën nañ joxe exemple yu bare xam nga keroog biñ koy xaañ ci Taif pour wut jàmm rek moo taxoon
parce que mënoon na poser acte violence biir Màkka jàkkaarloog fa même xeex ak ñoom deret tuuru mais defu ko dañ ko xatal Màkka mu génn dem Taif ñu xaañ ko laaqa min as-sufaha maa laa afuha bihi wasaaqa adma wasaala dam lil qudumi waaye gis nga li la ciy gën a marqué mooy li Sidil Hadj Malick wax keroog bi Jibril ñëwee ci noppam ni ko yàlla nee na jox na la instruction wala jox na la ndigal ci boo joxee instruction ñu boole ñaari chaîne de montagne yi wër Taif pour yàlla écraser dëkk bi te yeneen yi xool Jibril ni ko li ma lay laaj mooy ndax yàlla jëppiwu ma mu ni ko jëppiwu la de mu ni ko in lam takun ghadbaanun alayya fala ubali kon nag rabbi xfir li xawmi fa innahum la ya'lamun loolu acte de paix la dëgg la la mu wane ca digganteem ak Kaab ibn Zuhayr ka ko caricaturé woon saaga ko xas ko ba yeneen bi niinal deretam ci tënk rek mu ñëwaat ba ci kanamam ak fa mu jaar ba ñëwaat ci kanamu yeneen bi tuub ba way baanat suaadu fa qalbi yawma matbuulu mutayyamun ithraha lam yufda makbuulu ba yeneen bi summi burdam jox ko ci koo nee na loon deretam loolu acte de paix la moo feeñ Xudaybiya moo feeñ Fatxu Makka moo feeñ feneen kon leader yi aussi itam war nañ di wàccaat te bañ di wax ay dialogue noonu rek ci ay discours waaye mu nekk dialogue xol ku ne yulli yi lëndëm ci xol yi ñu génne ko ne mu nekk dialogue yoo xam ne yu sérieux la dañ ne oto dañ ne pacte yi na ànd ak ay acte mais mu bañ a nekk pacte yoo xam ne ci théorie la rek mais la ñu dëxëñ ca suuf kenn mënu ko expliquer macha allah oustaz xam naa wax dëgg yàlla bu du woon a temps bi moom vraiment dinañu gën a mën a xuus bu baax a baax waaye nag yoon yemul ci benn te li jot a génne it wax dëgg yàlla defe naa ne mbokk yi oustaz wan nañu ne discours bi li ci ëmb yëpp ni mu ko waxee kilifa gi mu ngi siy jàngale assalaam te delloo ko nag ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom mi nga xamee ne ko oustaz waxee képp lépp lu waay di posé ci lu baax rek moom moo si référence bi gën kon nag oustaz Khalifa boo amee kàddu yooyu tëjee rek nga tëjee ko oustaz tàggoo ñu tëj émission bi incha allah. kàddu yi de xam naa li ma ci gën a amoon solo tey ci contexte bi mooy kon ñëpp war nañu gën a gëstuwaat gën a approfondir gëstu ba ci kàddu gi sëriñ bi joxe ndax li ci àddina mën a jariñoo bari na li ci réewum Sénégal mën a jariñoo bari na defe naa sax ku ko fi bàyyi wut jàmm gu sax te dëggu dana jafe kon nag ni ngi ñaan bokk yëpp looloo tam ñoo bàyyi ci xel di ko xalaat di ko jéem a jëfe di ko sant ñu nu dëkkal ak ñu nu jur ak ñu nu yilif ñoom jëm ko dund macha allah asalaamaaleykum wa rahmatullah oustaz yan kàddu ngay tàggoo waa xanaa di am contentement rek ci initiative bi waaye di ci profiter di ñaanal suñu responsable moral ci occasion bi ñu may ndax man damay yéemu ci discours bi mën naa wax ni bii bokk na ci discours arab yi mu def yi gën a gàtt waaw ndax paasewul fukki minute ak ñeent boo ko doon natt ci gën a gàtt ci la bokk waaye li ci yéeme mooy lim ci dëxeñ tey at bi yëpp mën nañ ci dund te duñ ko jeexal ndax ni muy chargé baat yi ibaaraat yi ak façon bi mu koy tëggee kon neexoon li ñu naan ak a neexoon sénégalais yi wala humanité comprendre message bi nga xam ni moom la góor gi di transmettre kon société bi doon na dem fu gën a sore fi ñu nekk waaye ñi ngi koy ñaanal di ñaanal kër gi aussi yàlla na ko yàlla gën a jëme ci kanam ba projet yi nekk ci kanam yëpp mën ko réaliser incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullah jazakumullahu xayran oustaz Khalifa ñu ngi lay jaajëfal wax dëgg yàlla yow itam ci taxawaay bi oustaz Issa ak ñi fi mbokk yi fi jaar yëpp kon mbokk yi noonu lañ leen ko waxee woon tey moo doon sunu émission bu njëkk ñu fas yéene ko àndaat ak yéen ci pencum diine ci beneen xar kanam bu bees di am yaakaar bu baax ne am ngeen mbégte ci ni nga xamee ne noonu la doxee xanaa di leen jaajëfal yéen itam rek ak di jaajëfal suñu techniciens yi ñu ci àndaloon di ko mbokk yi waxee ñaanal Seyd Maxtaar ak ñi mu àndal ci kër gi yàlla na ko yàlla gën a jëme kanam di leen jox daje rek incha allah ni ñu ko waxee ci yeneen ay bés yi ci kanam ci beneen émission rek ci pencum diine lu si jub yàlla nañu ko yàlla déggaloo toppaloo ñu ko lu si jum ñu ngi koy jéggalu borom xam-xam yi wa axiru daawaana an alhamdulillah wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu